الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokki jullit yi mbokki soppee ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amaat nañu mbégte mu rëy ci jàkkaarloo ak yéen ci silsilay waxtaan yi ñuy def bis bu nekk te li ko waral comme ni ma ko waxee ñetti mbir la. benn bi mooy jàngataat alquran jàngataat sunna yonent bi. ñetteelu mbir mi nag mooy fexe xool ci yenn yoon lañu mën a jaar ba adapté alquran boobu ak sunna yonent bi ci suñuy problème quotidien jéem ci tirer ay solution ak ay xalaat ak ay gis-gis yu ñuy dimbali ci suñu àdduna ndax loolu rek mooy mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñoom dund gu teey fii ci àdduna suñu am dee gu teey dund bu baax ci biir barsax incha allah suñu yoomal xiyaame tamit ñu ànd ak moom dugg aljanna yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp. su ko defee ci loolu sax tabarakallahu ñoo ngi ziar tamit mbooloo mi fi nekk yëpp mbokk soppe yi nga xamante ni daaw na gëni daaw toogoon nañ fii te li ñu dajalee woon dajalewaat ñu comme mission bi du jeex benn la rek mu nekk dëjëb ngeen teg takk ak yëpp moom tabarakallahu fàttalante ci yàlla moom amul place amul jamono. tabarakallahu ñu ñaanal bu baax ki nga xamante ni moo waral ñu daje fi encore muy soxna Amayel lii di deede di mag ci sunu mbokk mi di sunu soppe Haj Abdul Rasid lii tabarakallahu Atijani ak ci loñ yi ñaan yàlla mu yeesal yërmandeem yàlla baal ko yàlla sutural ko yàlla jéggal ko yàlla yëkkati ko ci mbooloo ñu baax ñooñu ak shuhada yi ak saalihiina yi ak ambiya yi ak mursalina gaa yu baax yëpp yàlla boole ko ca mbooloo moom bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yéene wàlla ci tamit ñi racine di bind ci këyit bi yëpp ak ñi mu fas daaw am na ñu bëri ñoo xamante ni yéene woon nañ leen ci ngir yàlla yërëm leen yàlla na yàlla yërëm leen yàlla na yàlla jéggal leen. yàlla tamit mbiram du juum léeg-léeg day def ay coïncidence yu rafet ñun sax ñoo koy jàppee hasard wala coïncidence fekk moom programmation la bu mu def démb tey soog a ñëw. soxna Adja Tuuti ñëpp xam nañ ni jamono yëpp ñoo ngi koy ñaanal yàlla ci internet bi di ko ñaanal fépp. yóbbu nañ ko Sénégal waaye bis ni ki tey la faatu woon moom it fii ci Paris Villejuif alhamdulilah mu tombeek tamit moo déedéet mi ñoo bokk at yi ñu dund. waaw bis bi ñu ko yóbbu Sénégal tamit ci la déedéet gaañu di noonu la. Racine bokk jour bi ñu leen rob. ñoo bokk bis bi ñu leen rob aussi. waaw ñoom maase ñoo bokk bis bi ñu leen rob. ñoo bokk tamit tey jii anniversaire bi ñoo ngi koy def di ñaanal déedéet moom teel a am juróom-ñaari fan juróom-ñetti fanam nga xam ni kon loolu programmation yàlla la moo tax Racine ne tamit nañ ko ci fasaale ñu yéene waale ko ci léegi laay jokkoo ak borom këram moo ngi ci Amérique sañ sàngendooy mu may bind di ma ziar man ko pourtant ñoo ngi nii di jàng alquran di ci yéene Adja Tuuti waaw yàlla na yàlla jox ko yool bi yàlla yërëm ko yàlla jéggal yéene waale ci tamit xeetu yonent bi yëpp ñun ñëpp am nañ ñu faatule ci ay wéyjur ak mbokk ak soppe yàlla na yàlla boole leen ci jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su ko defee tamit ñu ziar bu baax tamit sunu mbokk yu baax yi nga xamante ni ñoo ñuy wéttali bi at mu jot ci jotaay bi nga xam ne jotaayu kóllëre la jotaayu xaritoo la jotaayu mbokkoo la jotaayu tamit yàlla la waaw ndax dama koy wax toujours dundu étudiant moom lépp programmation yàlla la waaw lépp programmation yàlla la bu ñu nekk wàccee Maroc suñu mbokk yi ñu bokkaloon ñu nekkoon 7 étudiants dama leen wax ne leen nañu xam ne yàlla moo ñu boole ndax ñun ñëpp dañoo xëy rek ñu jox ñu këyit ne ñu ville sangam ngeen di dem orientation yi tamit c'est la même chose daanaka ñu ci bëri choisir ñu sax faculté ba ñu war a dem dañuy xam rek ne littéraire nga ñu yóbbu la ci droit wala littérature wala yu demee noonu xam nga li ma bëgg a wax. donc man leen mbir yi programmation yàlla la ndax groupe la ñu woon ñii ñoo nga Oujda ñii ñoo nga Agadir ñii ñoo nga Marrakech ñii ñoo nga Meknès ñii ñoo nga fu nekk ci réew mi te ñun ñëpp ñoo amandoo bac ñoo bokk benn statut waaye yàlla def ñu bokk yóbbu ñu Meknès boole ñu encore ci benn faculté ñu bokkaat benn kër
man leen loolu c'est un signe divin junj yàlla la mooy kenn ku nekk ci ñun am na lu yàlla dencal sa morom ci sa bopp waaw doo téye def ndànk nag lépp dina baax te du ëllëgee tamit réccu du am dund étudiant noonu la fii tamit noonu la da ngay gis koo xamante ni day defay ñetti ville ñeenti ville soog a dal fenn donc foofu mu jaar yëpp jaarukaayam la ñam fa dajal tamit yàlla bindoon na ni il faut mu dajak ñoom dina leen jariñ baa mu lor leen li ci am solo nag mooy nga bañ a lor kenn loolu yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam nee na jullit pire mooy ki nga xamante ni du lor kenn ci làmmiñam du lor kenn ci loxoom ci jëfam te loolu c'est très important parce que daje day amaat te am na ñoo xamante ni tey jii jëf nañ jëf façon yoo xamante ni soo leen séenee ñuy ñëw da ngay teggi dem sa yoon parce que da ngay xam ni tabarakallahu suñ la waxoon démb doo dajeek ñoom doo xamanteek ñoom am na ci ñoo xamante ni tey jii ils boivent ñoo ngi naan sàngara ñoo ngi tox tey jii ñoo ngi ànd ak i jigéen mais ñañ dajeel la ñañ xamanteel la tey jii am na ñoo xamante ni gindeeku nañu ba jël wérd wala ñu jokk ci yàlla wala ñu defaru ah ñañ dajeel la kon nag rencontre yooyu du rencontre yu fortuite c'est pas gratuit donc macha allah mooy daje bii tey jii alhamdulilah ñu ñëpp ay mbokk lañu tabarakallahu Ablaye Faye ngi nii ah ay mbokk lañu waa kër Cheikh Mouhamadul Bachir Ba ca Mbuur ñoo ngi nii ay doomam seen nijaay ànd ak moom seen pëli tey jii ay mbokk lañu ay xarit lañu ay wëllëri lañu dañuy seet si ñu leen di seeti ñuy ziari seeni wayjur ñuy ziar suñuy wayjur ñuy weccoo di dimbalante di jàppalante ngir jëm yàlla cheikh bi tamit tabarakallahu at mu jot suñu mbokk mi ñooy bokk toujours di daje fii macha allah Haj Abdul Qadir tabarakallahu moom it noonu ñi ci ñëwul tamit Racine su xewlee ku ñëwul rek ngant la ndax moom il est très disponible waaw il est très disponible amul heure amul jamono du muy taw ak muy sedd moom day dem rek waaw daanaka yow yaa koy mujj yërëm sax di ko téye waaw donc ku ñëwul rek ngant la yàlla seedi na lool waaw sunu mbokk tamit Ibra nu mu tuddati Aliou Ibra ñoo bokkoon nekk fii daaw macha allah mu kontaan noonu lool ci jotaay bi moo ko wéy juróom bu baax yàlla yàlla guddal seen fan dool leen sutura ñoo ngi doon am yaakaar sax bokk moom jotaay bi lool waaye tamit mag dañ koy sakkanal du dëgg te biig ñu ci bëri dañoo fanaanee ci laylatul qadr bi doon góorgóorlu ci yàlla ak yu demee noonu yàlla yàlla doolu jàmm doolu sutura xaaj ndongo tamit moo ngi jógee ba Rambouillet moom it bàyyi ay yitteem yëpp ñëw ngir wéttaleen septem ak xaaj Racine ak ñun ñëpp Thierno Omar tamit moom dafa dem ba sax niroog Thierno Abdoul tabarakallah léeg-léeg duñ ko gisee naan Racine duñ ko gisee moom naan Omar waaw yàlla boole leen tamit gis nga moom it rencontre yi ñun grawee ñoo bokk Thierno Madani ñi dem jox wér di salaat faat yi te xamantew ñu gisantew ñu fii lañ xamante gisante xaritoondoo bëggante dem ba sax niroo far nit doo ko soppee da ngeen dem ba niroo te doo ko yëg sax ñaar xaw ma nag ñoom ñaar ku ci dàq nag waaye nañ bàyyi ba dog ba pare après ñu xool parce que non ab tukulóor du doogagul bul wax dafa ñaaw bul wax dafa rafet waaye loolu dog ba pare rek ñu soog a xam fan lañ jëm macha allah waaye en tout cas relation yu rafet la yu neex la te yàlla kese la amul benn adduna amul puukare amul caaxaan amul doye di amul dara lu yàlla bëggul xanaa tuuti théâtre rek tuuti te loolu moom yaakaar naa mooy wàññi leer gi comme léegi mënut ñoo jël pon tox tuuti moom théâtre bi la ñuy wàññi xaare xam naa loolu rek mooy kii bi te loolu yëpp yiw la macha allah yal na yàlla doon di jàmm su ko defee weer wi weeru alquran la ñi ñuy suivre ñëpp ci Facebook beeg YouTube bi xam nañ ni bi weer wi terew ba tey xam nañ ni alquran li yàlla wax ne wala qad yassarna alqur'ana li dhikr loolu junj bu rëy la waaw innama yassarnahu bi lisaanika yooyu yëpp yàlla wax na ko waaw pour wax ko ne ko attention man toujours dama koy wax ma ne kaamil bi suñ ko xooloon dëgg da nga gis ni xajul sax ci bibliothèque yi gën a mag ci àdduna donc kaamil bi c'est un condensé c'est un résumé waaw c'est une synthèse waaw moo tax il faut que nga wéeru ci kaamil bi ba noppi nag daal di am ouverture ci yeneen science yëpp yi tourné moom la ñuy wax l'interdisciplinarité yaakaar naa noonu la donc da ngay nekk ci benn discipline nii fekk lépp nga ci wet gi tey jii dooy jàng droit da ngay jàng économie force parce que c'est lié da ngay jàng psychologie da ngay jàng sociologie
force la da ngay jàng comptabilité da ngay jàng statistique da ngay jàng même psychanalyste da nga koy doon force. Pourquoi? Parce que tu es confronté à des situations yoo xamante ni xam-xam yooyu doo ko amul doo mën a traiter dossiers yi c'est pas possible parce que nit ki léeg-léeg du moom wala li ñu la wax waaye dafa am yu ko wër yoo xamante ni yooyu ngay tenir en compte pour pouvoir produire une règle juridique wala nga juger wala nga mën a défendre un dossier wala boog nga mën a xeex ak beneen dossier yooyu il faut que nga xam lan mooy seen réalité sociale seen réalité économique réalité politique lenn lu nekk ak nañ koy comprendre ak nañ koy doxalee. alxuraan tamit dama leen indi loolu rek pour ngeen comprendre mais alxuraan ci boppam dafa soxla loolu alxuraan du toog rek di ko firi nii déedéet dafa am ay xam-xam yu bëri yëpp dañoo taxaw ci wet gi pour nga mën ko firi dëgg il faut que benn bu ci nekk nga cay tibb di soos di tibb fii di soos fii loolu mooy tax nga mën a jëriñoo alxuraan. Pourquoi? Parce que alxuraan c'est un condensé il y a toutes les sciences moo ngi ci biir alxuraan. léegi nag doomu julli ci ñoom la yàlla jox mission ngir ñu jëli science yooyu ngir gën a mën a comprendre alxuraan ngir mën a gën a faire comprendre alxuraan. yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lépp loo xalaat rek defal naa la lépp defal naa la sama ngëneel ci yow dafa rëy wa kaana fadlullahi alayka aziman waaye lenn rek la wax yonent bi ne ko dee ma ko ñaan ma la koy dolli mooy xam-xam wa qul rabbi zidni ilman dee ma dolli xam-xam loolu rek la yàlla wax yonent bi ne ko foo toll dee ma ñaan ma lay dolli xam-xam. qu'est-ce que ça signifie? du yàlla du yonent bi di wax ne yàlla dolli ma xam-xam loolu du pour yonent bi mooy alxaitati bi markazil fuhumi wal maani wax nañ ko léegi mooy alkanzul azam mooy aynul maarif xam-xam yépp mu ngi ci dëndam bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu ñun ñii lay xiir ngir ñu jàng yeneen science yi ngir mën a gën a dëgëral suñu ngëm ngir gën a mën a dëgëral suñu ngëmu njaboot ak ñu gëmu ñi nga xamante ñoom lañu jëflanteel su ko defee doo gisee weer wi yëpp ñaari saar kese lañ jéem a étudier moo tax étude sax laa wax ma tafsir parce que tafsir ñi ko mën a def bariwul ah tafsir ñi ko mën a def bariwul moo tax mag ñu bëri dañ ko ragal mag ñu bëri duñu tafsir alquran déedéet. pourquoi? Parce que tafsir mooy lan xam naa li yàlla bëgg a wax loolu rëy na de yow man mii sax da nga xam ne ma bëgg a wax man rek maa ngi wax nii xamoo sax li ma bëgg a wax xamoo ndax damay gaarwaale xamoo ndax damay sànni traak xamoo ndax damay fay bor xamoo damay leble xamoo ndax am na ku ma ko visé xamoo dara loolu kenn xamu ko ku dul borom bi tabaaraka wa taala ah sama dënn li ci nekk kenn xamu ko ku dul yàlla yow li nga mën a juger mooy samay kàddu loolu moo tax ma ne étude dañuy gëstu approfondir tibb fu nekk jële fu nekk ngir mën a am njariñ yi mën a tirer ci alquran donc ñun extraction la ñuy def dañuy nal ah di nal pour jus bi génn ndax loolu moom moo ñuy jariñ la ca des ñoo ko yeyoo ak ña nga xamante ni am nañ maqaama ba ak daraja ba ñoom ñu daal di firi alquran génn góor gu baax sax daan na wax ne soo gisee kuy firi alquran wutal daal di weñ di daw ba daal di dagg loolu du waxul bëggul wax sax ne kenn du firi alquran mais dafa bëgg a wane rek danger bi nekk ci ak prétention bi war a nekk ci nga ne ku toll ni yàlla yaay xam sensu li mu bëgg a wax c'est très fort waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp daf ko mujj di leeral ñaanal sax ku mel ni Abbas Abdullah ibnu Abbas ah ñaanal ko yàlla ne ko allahumma faqihhu fi diini wa allimhu ta'wil waaw yàlla nan ko déggal diine te nga may ko xam-xamu dégg alquran ak di ko mën a expliquer moom moo tax ay alquran bu lënt rek moom la ñuy déglu Abdullah ibnu Abbas su ko firee rek jàngee jeex waaw ndax moom yonent bi moo ko ñaanal lool kon loolu day wane ni moom moo am statut boobu ak stature boobu ak envergure boobu ak cër boobu ci xam-xam loolu moo tax ñu jëloon ren alam nashrah laka sadrak firi ko jéem ko étudier xool Wadduha jéem ko étudier ngir mën cee génne ay dégg-dégg yoo xamante ni dinañu jariñ ci suñu vie quotidienne ak vie contemporaine donc démb ñoo ngi woon ci fii sama borom waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna ok ñetti aay yooyu moom lañ doon jéem a étudier démb ñu wax gars yi nag ne leen def leen très attention ci saar bi ak saar yi ak saar yu mel ni ñoom ak yenn aaya alquran yi nga xamante ni doo ko xoolee day mel ni yàlla dafay wax ju tàng yonent bi wala mu koy yedd te fekk ni yow wax naa leen ne leen yàlla moom su ko neexee mu wax yonent bi mu waxee yonent bi nu mu ko neexee waaye ñun amuñu droit waxee yonent bi nu mu ñu neexee
déedéet ku ko def yéefar nga ku ko def doo tuubul dooy dee dem sawara directement kenn mënu laa ramm parce que yàlla moo ko tere yàlla daf ñoo digal ñu màggal yonent bi di ko jox cër di ko fonk di ko jàppale di ko dimbali ci diineem ci lu mën ci xew rek na nekk ci wetam waaw inna arsalnaaka shahidan mubashiran wa nadiran li tuuminu billahi wa rasulihi wa tuaziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila loolu la yàlla wax donc c'est un devoir pour tout musulman d'être déférent respectueux et vraiment discipliné dans la hadra du prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax léeg-léeg yenn aay yi pour ñu firi ko il faut ñu taxaw bu baax da ngay dem ci nit yàlla yi nga xamante ni yàlla dafa ubbi seen dënn def ci teggin seen diggante yonent bi ñu dem ba am fatxu xam maqaama yonent bi ak darajaam ak li muy représenté ci xaqiqa ñooñu ñoo mën a firi yenn aay yi soo ko firee de manière littéraire rek musiba am soo ko liiree nii sax ci même livre yi nga xamante ne ay traduction la doo ko liiree su la yàlla dimbaliwul doo ko jëlee au premier degré musiba am parce que wajadaka dallan fahada dan laa fekk nga réer waaw nga bëgg a taxaw ne yonent bi dafa réer déedéet ëpp naa def yonent bi su réeree kan moo gindeeku kon dàll boobu il faut nga dem firi ji ko te dàll boobu mooy réer ku réer kooku yàlla dafa wax yonent bi ne ko waxal jullit yëpp kenn ku ci nekk au moins 17 fois par jour na musal na ñaan yàlla musal ko mu bañ a bokk ci ñi réer yow nga ne yonent bi daa réer kon nga xam ni kon ab problème am na kon dàll boobu il faut nga dem gëstu lan lay signifier loolu moo tax démb ñu étudier ko ba xamal mbokk yi ne leen dafa am ay dégg-dégg yu bari yuñ ci war a bàyyi xel lu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkee woon ca xaaru Xiraa di gëstu yàlla di xool asamaan di xool suuf naan ki ko bind di xool jaww ji di xool picc yi di xool mbindeef yi alifa nuska wala ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza min shabaa'u mu am 39 ans 6 mois Seydina Jibril fekk ko fa donc xaal boobu mu nekkoon laataa Jibril di ñëw loolu mooy daal mooy xaar gi mu doon xaar mission wu yàlla ñëw ci moom ñii ne dàll boobu réer googu muy réer du réer waaye li mu seey jaxasoo ci biir leeru yàlla yi moom loolu mooy réer gi yonent bi réer nit su bëggee sax day dof day réer nit léeg-léeg nga am ay problème wala ñu jox la benn nouvelle sa kër da nga ñëw ba ci buntu kër gi romb ko wala nga war a dugg appartement 106 dem 107 wala 108 wala nga war a yéeg étage 8 daal di yéeg étage 18 dem ba ca kaw soog a comprendre ne yow demoo pourquoi parce que da ngaa gëlëm wala nga jànnaxe wala nga réer wala nga jaxasoo yooyu da koy def donc il faut que ñu xool maanaa yooyu su dul loolu soo ko firee à la lettre musiba am te yàlla ba mu waxee sax wajadaka dallan fahada góor yàlla yi ñoom fahadaaga la ñuy déglu waaye dootuñ déglu dallan nga seen yoo nekkatu te mooy réer gi ñoom li jënteetuñ ko comme yàlla nee na ko yow Muhammad réer nga te yàlla am na droit wax ko ne ko réer nga ba mu ne ko waaye ba nga réere laa la gindi ñoom mag ñi nitu yàlla yi aarifina billahi yi seen yoon nekkatul ca kaddu gu njëkk waaye deuxième kaddu ga la ñuy topp mooy lan gindi gi yàlla gindi mooy jox na ko mbootu ihdina siratal mustaqim waaye jox na ko mbootu wal haadi ila siratikal mustaqim jox na ko wa yahdiyaka siratan mustaqiman ba noppi sax def ko sax muy aynul hidayati di jëmum njub ba nga xamante ni ku jaarul ci moom doo jub àdduna doo jub àllaaxira ki waaye képp ku jaar ci moom foo mënti bokk ak noo mënti doon texe nga àdduna ak àllaaxira kon yooyu lañ doon leeral démb ci alam yajidika yatiman donc yatim tamit leeral nañ ko moom mooy orphelin ñu ne orphelin yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy bàyyi àdduna yëpp comme dul sa bàyyi yow yaay orphelin donc nit ñi ñooy orphelin waaye dëgg-dëgg orphelin bi du rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wajadaka ailan yonent bi tamit yàlla na ko fekk mu ne ko dama la fekk nga pauvre ma enrichir la donc pauvreté boobu tamit yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam alal dëgg mooy doylu kon du moom mooy pauvre bi waaye ki pauvre mooy ki nga xamante ni amul yàlla amul yonent bi sallallahu alayhi wasallam doyluwul ba noppi bëggee di soxor di iñaan di xool lu ko nekk li ci des tamit mooy enrichir bi yàlla enrichir yonent bi mooy bi mu ko li mu ko booleeg Khadija bintu Khuwaylid nga xamante ni c'était la plus riche de toute la Mecque ba mu bañ ko may yonent bi mu jël alalam yëpp jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc elle était la plus riche bi mu demee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam elle était la plus pauvre de toute l'humanité pourquoi parce que alalam yëpp jox na ko yonent bi Seydina Aboubakar noonu la defoon Seydina Omar noonu la defoon Seydina Ousmane Seydina Ali saxaaba yi ñoom ñëpp seen alal dañ ko jox yonent bi ba keroog yow mal xiyaam tamit il y aura des gens yoo xamante ni yàlla da leen di tànn ci biir xeetu yonent bi ñoo xamante ni
taxawaay wajadaka ailan fa aghnaa la ñuy taxawee mooy ay millionnaire la ñu doon ay milliardaire di ko dépenser ci yàlla yàlla nañu ci yàlla boole. am na solo de yàlla nañu ko yàlla defal barkeel Quran parce que su boobaa yàlla day feeñal ci yow day wàcce ci yow siru turam yi di fa aghnaa la wax ganiyu waaw da lay defal xina yàlla nañu ko yàlla defal. yàlla nag ci la waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ci aaya 9 fa ammal yatiima falaa taqhar yàlla ne yonent bi fa ammal yatiima falaa taqhar waaw kay bul maltraité bul fitnaal bul gaañ bul toroxal bul boddi orphelin jàppal loolu bu baax mu ne ko wa amma saa'ila falaa tanhar ki ñàkk bu ko dàq mukk bu ko toroxal ñen jàpp ñaar yooyu ndax yooyu la ko jox ndigal ñetteel bi ça concerne tout mais ñaar yi ma njëkk a wax mooy concernant l'orphelin ou bien l'orpheline wala les orphelins mu jeex ak le pauvre soo dégloo bu baax saar wi dafa mel ni yonent bi yàlla anticipé na léppam sallallahu alayhi wa sallam ndax lu mu ko njëkk a wax dane ko alam yajidka yatiman fa aawa ndax fekkuma la ngay orphelin fa aawa ma accueillir la taf la sama bopp protéger la sàmm la sama bopp ba soxlaatoo dara wax naa ko ne yonent bi du yatim du orphelin parce que papam dafa gaañu gisu ko parce que yaayam dafa gaañu à 6 ou 8 ans ah wala 4 ans wala 8 wala 6 ans ah wala maamam bi ñu ko joxoon dafa gaañu wala baayam bi ñu ko joxoon Abu Talib dafa gaañu wala Khadija mi ko doon toppatoo dafa gaañu ah loolu nekkul signifié wul ne yonent bi orphelin la loolu day signifié ne yàlla dafa bëggoon a effacer ñëpp pour des ak yonent bi def ci moom li muy def ci moom ba su ëllëgee kenn du wax ni moo def ci yonent bi waaye moom dong moom yàlla moo commencé ci yonent bi moo jeexal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu mën a donn mbootu ifadatika minka ilayka lépp yonent bi di yàlla subhanahu wa taala loolu dafay am léeg-léeg moo tax sama borom ne yonent bi alam yajidka yatiman kon su tourné ne ko fa amal yatima nga xam ni kon am na lu mu bëgg a jàngale mu ne ko wa wajadaka ailan mu ne ko wa amma saa'ila gis nga ñaari aaya yi soo xoolee y a un très grand parallélisme buy daw ci ñeenti aaya yi alam yajidka yatiman fa aawa ak fa amal yatima fala taqhar nga boole ko nga jël wa wajadaka ailan fa aghna ak wa amma saa'ila fala tanhar mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo gisee bokk na ci xikma yi tax borom bi tabaraka wa taala jël ay waajuram def ko orphelin ci zahir bi ñuy li ñu xam mooy daf ko bëggoon a mosloo mu am expérience su àdduna xam nga démb maa ngi koy wax Thierno Omar mi bi ñu demee Villejuif bay wàññeeku keroog la ñuy waxtaan ci ay mbir yu bëri ci àdduna moo nit di nga ko gis ni muy dem te xamoo histoire am xamoo fu mu jaar ma ne ko àdduna am na loo xamante ni kenn mënu la ko wax ba nga dégg ko mënul ne kenn mënu la ko jàngal ci këyit ba nga dégg ko nooy def da ngay mbëkk affronter la vie dajeek waa àdduna ba dund ko léeg-léeg moo tax nga ne ah man musuma xam ni ndekete lii am na ci kaw suuf daan naa ko dégg rek pour man film la pour man ay théâtre la waaye bis dina jot du ñàkk nga dund ko mooy lu baax comme muy safaan moo ngoog donc yàlla bëggul yonent bi di tâtonner xam nga nit mën nga yërëm jirim te fekk yow sa papa ngi dund sa yaay ngi dund nga yërëm jirim mais ab jirim ku teel a ñàkk papaam ci condition yu metti wala mu teel a ñàkk yaayam ci condition yu metti am ay difficulté ci àddunaam di góorgóorlu di rayante ba yàlla defal ko teraanga kooku bu dee nit la parce que du ñëpp de bu dee nit la suñ ko indilee jirim jox ko xam nga ni jirim boobu pour yow pour man il est sauvé kooku am na chance am na jàmm. Pourquoi? Parce que jirim moom mi ñu ko jox jirim la donc il àddunaam yëpp day fexe ba lépp moom lu mu souffrir moom jirim boobu du bëgg jirim bi souffrir ko xam nga li ma bëgg a wax lu mel noonu la yàlla bëggoon a dundaloo yonent bi moo tax mu def ko muy jirim pour mu mën a nekk bàyyi jirim yëpp te ñun ñëpp wallahi ay jirim lañu ci kanamam billahi àdduna yëpp ay jirim lañu ku yonent bi nekkul sa bàyyi xal ko nga àdduna te doo léegi doo dem aljanna jamais ñun ñëpp ay jirim lañ ñun de jirim lañ man de jirim laa nangu naa ne jirim laa ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ku am bàyyi bu mel ni yonent bi nag yaakaar naa ni sa lépp baax na moo tax yàlla def ko jirim sallallahu alayhi wa sallam
beneen bi mooy yàlla nee na ko fa amal yatima fala taqhar kon jirim bu ko fitnaal bu ko maltraité ma ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam du maltraité benn jirim kon kan la yàlla di waxal fii ci suratul duha ñun ñii lay waxal ñun borom bàkkaar yi ñun ñu matadi ñi ñun ñi nga xamante ni on pourra être confronté à ces situations yàlla ngi wax nañu ci làmmiñu yonent bi ci xadara yonent bi fexe leen ba su ëllëgee duñ leen booleeg jirim ngeen na ngeen ko yërëm te jàppale ko su leen joxee responsabilité ci ay jirim na ngeen ko toppatoo mooy bu leen lekk alalam bu leen ko yàq loolu nag xam ngeen ni saar wii lu ñu war a xoolaat la lu xew la ci àdduna wallaahi lu am la tey ji am na jirim yu bëri tey ji waruñu woon am benn problème seen waajur yi bi ñuy dee wàccal na leen fi xaalis bu bëri ak suuf su doy ak kër yu doy mais seen i nijaay ak seen i papa ak seen i tante ak seen i mbokk ak ay borom fit léeg-léeg sax ay imaam ak ñenn ñu ko dénk teg ko seen loxo ñooy jël lépp tëdd ci te loolu dafa bokk ci bàkkaar yi gën a rëy ci islam ak lu maalil yatim lu rëy la loolu lu jar a bàyyi xel te lu xew la wala léeg-léeg sax nga gis ñu même miraaskat yi dañuy teg diir waaw wax la ne la fexeel ba immeuble sàngam bu mu rëcc waxtaan ak ñoom waaw nan la mu ne immeuble bi 100 millions la am nga 10% kon am nga 10 millions waaw yooyu musiba la musiba la yàlla nañu yàlla dimbali waaw yooyu musiba yu rëy la waaw donc léeg-léeg sax ci cadre sëriñ sax da ciy am da ngay gis nitu yàlla jël ay bagaasam dénk ko nit di waaj a faatu xam ne ay doomam ñu ndaw lañu majeur guñu mu jël kàggoom yëpp loo xamante ni daj na ci lu nekk bàyyi na dóor nañ ko dox na ci àdduna bi fu nekk dugg na fa jël ay sekkereem yëpp jox ko nit wóolu ko ca ñi xam na li may wax bu baax jox ko nit wóolu ko nekk sama doom yi ay xale lañu faatu daal dem tëddi kooku jël bagage yëpp tëdd ca su xale yi demee ba dégg loolu wala ñu am écho wu ne am na ku ñu joxoon bagage ya suñ ñëwee mun leen déedéet seen papa ci fi dara wala ñu lay teg ay conditions yoo xamante ni doo ko am mukk ba faw waaw mais nag jirim yàlla moo koy protéger boppam donc ni mu amee ci côté xaalis noonu la amee ci yeneen côté yàlla nañu yàlla boole dimbali loolu la yàlla di jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ci des yàlla neen ko waje mu ne ko amma saa'ila fala tanhar kuy laaj bu ko toroxal waaw loolu dafa am solo dafa am benn nit yàlla danaan wax ne dañ koy gis ne ko moom du joxe mukk du dimbali nit mukk mais à main ba nit ñi commencé di ko critiquer waaw naan moom daal du jox kenn dara day kii rek yóbbante wala muy kii ñu ne ko waaw lu tax ngay def loolu mu ne joxe metti na ndax alal ci xol la sax waaye mu ne man damaa yalwaan damaa yàgg sonn dañ maa yàgg dimbali ni joxe di metti ndax ci alal ci xol la yam mu ne wallaahi nangu moo ko gën a metti ndax man daan naa nangu dégg ngeen wax ci daan naa nangu mu ne moo tax man du ma nangoo jox kenn dara ci loxo ndax ñu ne ko lu tax mu ne laa uridu an ara athara zullihi fi wajhihi mu ne nit duñ koy may am na luy feeñ ci kanamam loo xamante ni mu ne man bëgguma di ko gis day saat moo tax may ak dimbal baax na waaye façon ba moo ëpp solo tey jii am na ñu bëri bëggatuñ kenn ku leen dimbali parce que ka la xawoon a dimbali ci benn 10 000 wala 30 000 wala mu dimbali la ba ngay tukki tey jii day wër àdduna bi yëpp ne su nekkuloon moom man mu torox waaw wala mu ne moo ngi nii di jaay affaire di jaay ay ginaar waaye amuñu woon dara ñun ñoo leen daan yóbbul ay añak nangam nag mukk ëpp naa def àdduna bi dafa am ndax am na ku ñu dimbaliwul ah sunu mbokki géwél yi dañuy wax lu am solo nee nañ ku ñu ñee tey démb yërëmoon nan la tey jii kër yi am barke yëpp démb dara amu fa woon ba ci sëriñ sii léegi la neex léegi la barke bi dugg kaat yeeg teranga yi ak xaalis beeg addee yi dara amu fa woon man maa la ko wax tous dara amu fa woon sëriñ si amuñu woon dara dañ doon doyloo yàlla rek di dund muñ barke bay soog a dikk ni mais amuñu woon dara am na ci ñoo xamante ni café gu ñu naan suba teel musuñu ko am wallahi alazim xam naa damay wax baax am na ñoo xamante ni am na fi ne ni ay dama koo xam boog personnellement loolu laay bëgg a wax am na xew-xew yu rëy du ma ko tudd
mais man samay taalibe maam ñoo daan lebal ñooñu ñu def xew bi ba pare la taalibe yi di indi ñu fay lan leen lebaloon sama taalibe maam moo leen daan lebal te tey jii foofu ay milliards fay wàcc tey jii doo ko waxoon fi ne nii ci Facebook bii soo bala ngaa àggal nit ne la waxoo dëgg te pourtant kooku moo ngi dund ay njabootam mu ngi dund dégg ngeen wax sama maam dañ daan wax ne bu njëkk mag ñi li daan dundee mooy gobar jaas yi loolu tey jii këru diine yi foo ko fa wax taalibe yi dóor la ba nga dee benn yoon lan daan lekk mooy duñ demee ba 14 heures moom la ñuy lekk 14 heures la ñuy lekkaat da nga daan gis dëkkub lëmb benn mbubb ba fay nekk kuy dem doo ko sax sol da ngay dem ba jub xew ma nga jëm sol ko soo doxee xew ma ba noppi doo génnee ca ñagi dëkk ba daal di jëlaat yëre ba lem defaat ci saaku soo ñëwee jox ko ka amul mbubb ma yooyu loolu mooy li am àdduna amul kenn ku fi nekk te dimbali ñu la mais sax ñàkk sax dalul gàcce yàlla nee na yonent bi boo jëlee ka ilal fekk naa la ngay ñàkk sax di ndam far te yonent nee na yowmal qiyaama nee na ñi ñàkk dinañ jiitoo ñeneen ñi juróom-ñaar fukki at aljanna dinañ dugg 70 ans aljanna ba tëdd nee na ñi am alal soo ko commencé naan ñoom dañuy dugg yonent bi dafa xëy benn bis sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ku ci nekk la nga am nag ma ko indil saxaaba yi kenn ku ci nekk ñii ca tàkkusaan lañ ñëw ñii ca timis ca ngoon am na ko ñëw Abu Hurayrata moo yoroon mooy borom muus ma Abu Hurayrata moom ca bañ jullee fajar la waaxu rek daal di ñëw daal di toog ci kanam yonent bi ne ko waaw an sa alal mu ne ko man muus mi rek laa am ba gaa yi demee ba fajar ba géeyee ci ngoon ñëpp dajaloo ñëw toog ñii indi seen i gétt ñii indi seen i xar ñii indi seen i bëy ñii indi seen i mbubb yu rafet ñii indi seen i keesu xaalis yonent ne leen li ma leen bëggoon jàngal du dara gis ngeen Abu Hurayra ni mu leen njëkkee fii ci man ndax ca fajar la ñëw yéen ñii tisbaar lañ ñëw ñii tàkkusaan ñii timis ñii géeye Abu Hurayra ni mu leen njëkkee ci man njëkk fii noonu la leen di njëkkee dugg aljanna saxaaba yi ne mu ne waaw mu ne parce que du yomal xiyaama dërëm boo am yàlla bala ngaa jéggi benn pas soo yeewut sa bàmmeel bala ngaa def benn pas dërëm boo am yàlla dina laaj foo ko jëlee noo ko amee ak foo ko dépensé waaw am na ñoo xamante ni day tabarkal te yonent nee na gis nga loo sàcc yow ma xiyaam da nga koy yenn laa ilaha illallah man moo tax xaw ma nan laa mën a man de mënumaa comprendre ñiy sàcc milliard ah non mais quand même c'est trop waaw loolu ëpp na nag milliard ëpp na waaw lekk alalu jirim ëpp na sàcc lekk alalu jàmbur ëpp na waaye li gën a dangereux mooy lekk alalu réew billaahi lu ko gën a rag lu amul xam nga lu tax lekk alalu réew xam nga réew mooy lan mooy réew mooy peuple mooy mbooloom yëpp ça veut dire quoi par exemple bu dee Sénégal la doo lekkee par exemple tey jii lekk 1 milliard au Sénégal nga sàcc ko lekk ko na nga xam ni 1 milliard yooyu du 1 milliard rek 14 millions de sénégalais yi déedéet képp ku mus a nekk sénégalais ba yàlla bindee Sénégal ba tey 14 milliards yooyu dañ caa bokk képp kuy juddu ba keroog Sénégal di jeex xaalis boobu nga lekk ñoom am na càq moo tax génn góor gu baax daan ma wax ne ma gars yi de wax man dinañ dem safara ndax safara yàllaa ko moom waaye biir bàmmeel moom dinañ leen ci duma dinañ leen xisaab waaw donc yooyu dafa raglu xoolal ba Sénégal di Sénégal ba tey lu ëpp ñaari junni at ku mus a nekk sénégalais tey jii doo lekkee benn milliardu Sénégal benn million Sénégal benn 100 millions Sénégal génération yi jiitu woon yëpp am nañ ca àq yowmal xiyaama dañuy taxaw laaj ko yàlla génération yuy judd ba keroog yowmal xiyaama am nañ ca àq te loolu xam ngeen li may wax bu baax loolu sax ci droit noonu la traité yi nga xamante ni moom le président Senghor signé woon ba tey dafa c'est en vigueur te Senghor dee na ça nous engage jusqu'à présent lépp lu Abdou Diouf mos a signé
engagé na le peuple sénégalais bor bu Abdou Diouf mosoon a am ci ajustement structurel xaw ma yooyu yëpp mais da ba tey Abdou Diouf nekkatul président mais moo ngi engagé li ñuy wax les institutions partent hein les hommes passent et les institutions restent loolu muy dëgg donc alal dañ ci war def ndànk waaw dafa doy waar nit ñi nag léegi fi mu ne nii li yonent bi wax rek sallallahu alayhi wa sallam doylootuñu fu mu toll ñoo ngi xool lu keneen am yonent neen doo bëggee sant yàlla xoolal yow ñi nga tane xoolal ñi nga tane waaw am na jamono bi ñuy def lycée damaa xawoon wéré ci waaw ma nekk hôpital may jàmbat rek waaye bi ma toogee ñaari fan yu nekk ñu ne ma il est mort man mujj gi defatuma la ñu wax alhamdulilah parce que il est mort moom jeex na kooku du jàmbatati saal bi ma nekkoon sax am na ko fa faatu ñu génn ko yóbbu ma ne man waratuma jàmbat dara dégg nga koy waxee waaw nit da ngay sant yàlla da ngay sant yàlla tey jii yaa ngi wax rek di soxla lu nekk di bëgg lu nekk mais tey jii am loo xam te du la daloon rek nga ne ah pourtant su ma amoon nangam sax jël maa la ko wax waaw parce que dund dafa neex waaw da ko defee kon mbokk yi ñuy sant yàlla bu baax te di doylu te di ci yar suñu bopp di ci yar suñuy njaboot waaw c'est important li nga am nga doyloo ko loo ñàkk nga muñ ko xam ni doomu aadama mënta am lu ko yàlla joxul waaye kenn mënu koo xañ lu ko yàlla teg ci loxoom waaw bala ngaa dee lépp li yàlla rëdd sa jë di nga ko jot kon jaay sa ngor ak amin wu ñaaw kese la ñeneen sàcc bi sax su toogoon ah wërsëgam fekk ko fa mu nekk waaye def ko yàkkamti wala yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kuy laaj bu ko toroxal yonent bi du toroxal kenn kuy laaj loolu ñun ñii lay waxal ñun julli ci pour ñu humble waaw léeg-léeg da nga koy dégg sax du ñuy gis appel Sénégal daal di waaw wax ju ñaaw ëpp naa def jëlal rek soo mënee nga dimbali ko soo mënul nga bàyyi du dëgg tey jii mën ngaa nekk ci position boobu di woote ñu lay dimbali ah comme yow ñoo ngi lay yaakaar ba lay woo di lay yaakaar keg santal yàlla soo amee nga joxe soo amul nga wax ju neex fekkoo ko fi ah réew mi kat tabarkalla fan yii kat neexul jeex na waaye bul gëdd bul wax lu bon yonent bi ko wax sallallahu alayhi wasallam yàlla ko wax te yàlla du koy wax yonent bi waxul ak yonent bi ñun lay waxal waaw moo tax ma ne dañuy wax ne la manière de dire vaut mieux que ce que l'on dit léeg-léeg mayin dina tax nga suur léeg-léeg ndab ñu tegal la ko nan la ko tegalee tax nga suur fekk yaa gën a xiif ci àdduna mais sa ngor moo la dul may nga lekk parce que xam nga ni tegin wi baaxul waxin wi baaxul defin wi baaxul façon bi baaxul réaction yi baaxul xam nga ni kii waxkat la xam nga ni kii su ëllëgee da koy wax say njaboot waaw ñoo ngi nii di jaay affaire waaye nangam ak nangam yàlla ñu yàlla boole dimbali waaw moo tax sama borom ne yàlla ina yonent bi wa amma saa'ila fala tanhar waaw ku laaj jox ko soo amee soo amul bàyyi ko mu dem sa yoon bu mu ci ne waaw fii la jógeeg fee la jógeeg fee la bokk ak fii la kii joxeel nga teg ci loxo yàlla joxekatu ngir yàlla loo gaaw bala muy àgg ci loxo ki nga koy jox yàlla jël na ko maa la ko wax barkeel ko yokk ko delloo la ko même bu dee def ci def leneen sa yoon nekku ci waaw dafa mel ni même wuy jur yi joxeel rek neexul de western nag yaa foo toll waaye defal non xam naa li may wax bu baax waaw waaw kii xam na li may wax bu baax kii ñuy ñaanal nii keroog ajjuma bii passé ci guddi mooy samedi tey la gaañu bi ma demee seeti ko moo ngi yónnee yaayam xaalis billahi mais boobu xam na li xew li mu xam mooy lan mooy xam na ni su faatoo dootul jox yaayam xaalis ba yomal xiyam waaw sunu benn mbokk mu baax du ñàkk moom mooy suivre ñoo bokkoon di jàng waaw man maa ko njëkk ñibbisi mu ñëw yàlla jox ko liggéey bu baax mu ñëw ne ma sama enveloppe ngi nii fay nañ ma loo ma ciy conseillé waaw kaki baa ngi nii lépp moo ngi nii ma sotti moo ngi nii xaalis bëri mu ne ma sama salaire ngi nii loo ma ciy conseillé ma ne ko yow amoo soxna amoo dara doo tox doo naan doo dem soirée
doo taxawaalu ma ne ko yooyu mooy jël xaalisu jeune waaw ma ne ko yow sa soxla yëpp paasewul fukki junni 50 000 ma ne ko réglé na sa problème weer yëpp xam naa ko talu dara liggéey jaamu yàlla ma ne ko gis nga li des sa xaalis bi yëpp demal jox ko sa papa ak sa yaay mu xool ma nii xam naa ni wax ji xaw na kii rëy lool ma ne ko demal jox ko demal jox leen ko mu daal dem moom ku nangu la mu dem jox ko wax leen ay soxlaa mu ñu génn fukki junni jox ko mu dem dellu Dakar muy def noonu ba xëy papam faatu muy def noonu am na yu ci bëri dama ko topp ci histoire bi ba yaay laaj keroog bi ma demee di ko jaale ji mu dal ci sama dënn jooy gaa yi ma àndaloon yëpp dañoo jaaxle ndax ku dëgër la nit ku baax la ku am imaan mu ne ma nit ñaa ngi may gis may jooy te xamuñu li may jooy yaakaar na ni dëj bee tax may jooy mu ne ma waaye déedéet mu ne ma waaye li nga ma waxoon ma def ko te ma xam ni tey jii ci jamono bii yokkal nañ ma samay salaire defal ma yeneen ay indemnité ak ay xaw ma lan ak lan yokk sama garaat ak yëpp mu ne ma te sama yaay dootul lekk sama dërëm sama baay dootul lekk sama dërëm dégg ngeen wax ji wax jooju daw na yaram de mu ne ma fi mu ne nii du may fayeeku 1 million par weer tamit fi mu ne nii sama yaay dootul lekk sama 1 franc sama papa dootul lekk sama 1 franc mu ne ma waaye sant naa la gërëm naa la ndax yàlla dimbali na ma bi nga ma waxee li ma am yëpp jox naa ko te gis nga yaayam ku baax la ndekete weer wu jot enveloppe bi mu ko doon jox ndekete yaayam du ubbil na ko natt xaw ma xëy suba ne ko sa néeg bi def naa ci armoire ak lal ak xaw ma lan ak lan ak lan billaahi ndekete lekkul xaalis ba sax maire yi dañoo baax ñu xëy suba mu génne beneen somme jox ko ne ko dama takki jabar gis nga lam ci doon sàkku am na ko mooy yaayam ak papaam xam na ni kii nit ku baax la doom juy jël kak yi di ko jox doom papaam ak yoolu dafa amati fenn ci àdduna amatul dégg nga waaye fi mu ne nii yaayam defal na ko ci loo xamante ni moom ci boppam mënu ko woon réaliser boppam ndax xaalis duy taxaw say soxla di taxaw xam nga pour vous dire que àdduna il faut bien profiter def lu baax àdduna daf tërët yi waaw mbir yi tamit dafay wëlbatiku situation yi day changer léegi mu xaw a normal nii nga xëy rek yëpp surux afi ay feebar dugg ay ngant dugg ay lu kenn xamul dugg mu dal la baa mu dal say moo tax fi nga toll defal li nga mën ci lu baax dimbalil yónneel bul xeeb même bu dee 10 000 la wira yónneel baax na day jariñ waaw bu dee wuy juri nag moom bu mu am limite jox leen del yónnee sur yónnee waaw suñuy faatoo rek dootoo leen jox ba yomal xiyaam xam nga kan moo koy jël say soxnaa koy jël de ñoo koy lekk de ak ay papa yeneen papay jàmbur ak yeneen yaayi jàmbur ñoo koy lekk de yàlla boo dajee nag ab sëriñ waaw mu ratt la ba nga set doo ci mën tous di ko jox sëriñ baax na sax jox keneen jox na ba papay jàmbur baax na waaye nag say way jur njëkkeel ci ñoom c'est important su ëllëgee yàlla jox la yow doom yoo xamante ni da lay teral yàlla nañu yàlla boole dimbali moo tax yàlla nag daal di jeexalee saar wi ne yonent bi fa am wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ne ko gis nga yi ma la defal yépp maa wadda'aka rabbuka wa maa qalaa ñaara ngoog wala laaxiratu xayrun laka mina luulaa ñetta ngoog wala sawfa yu'tika rabbuka fa tardaa ñeenta ngoog dem na boo wax ko ne ko alam yajidka yatiiman fa aawaa juróoma ngoog wa wajadaka daallan fa hadaa juróom benn ngoog wa wajadaka aa'ilan fa aghnaa juróom ñaar ngoog daal di koy jox ay conseil ak orientation yoo xamante ni ñun ñi ñoo ko moom gis nga loolu bi mu ko defalee yépp ne ko nag lépp lu ma la defal teraanga na nga ko wax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith yonent bi nee na at tahaddusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun nee na waxtaane ngëneelu yàlla yim la defal nee na loolu sant yàlla la rajaam da ngay sant yàlla bu baax léegi-léeg na nga wéet yow dong bu kenn fekke wala nga sujjóot sa naafila wala sa julli nga sant yàlla
delloo yàlla njukkal ne ko yaa ngi nii yaa ma defal li yëpp yaa ma suturaal yaa ma protégé yaa ma sàmm ñëpp bàyyi nañ ma ñëpp def nañ nangam yow rek yaa ma téye mosoo maa bàyyi mosoo maa wàcc ak kenn waxtu bi dafa jot ah waaw kay kon ñu yemale ko foofu incha allahu taala ñu sant yàlla tamit ci weer gi du noonu wa ma bi ni'mati rabbika fa hadis yal nañu yàlla boole ci santkat yi fii ci àdduna ak santkat yi ci àllaaxira bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah